TV juróom-ñetti waxtu asalaamaaleykum li gën fees ci bopp xibaar yi final ba leer na léegi xam nañu ni Sénégal Égypte lay doon ci wàllu jaar-jaar histoire nag Caire 86 lañ ciy dellu soit ak bitub Thierno Youmba lakk caaxi ci bu gaaw boobu day am na ñuy présenté journal ci télé yi te yàlla xam na ni juddoo guñu doon naa ko jubilé man li mu jëm mag de ndajem gouvernement bi ak waa G7 nag démb daanaka tous tukkiwu ca commission technique lañu mujj taxawal waaye teewul waa SAEMS nii waa SAMES daañu continuer seen grève bi nga xamante ni mooy jëmmal seen juróom-ñetteelu plan d'action sport bàyyi ma anta mbub dana ko faram-fàcce yéen kay lañu koy ndax keppe ak Mantoulaye Thioub Ndoye faram-fàcce gi ak Mambey Ndiaye. Voici Trafic News. Voici Trafic News. C'était Trafic News. Aba jaaroon na fi aywa maam. ayca kon Aba jaaroon na fi du ñàkk dinañ àndaat tax moom laata ñuy jeexal jotaay bi Yacine ñu bàyyi la nga dem jëlaat beneen dose bu café bu dellusee non tey foofu na xam nu mu ndékkee mais tey baatam la yor di cabaxal quoi ci suuf ne ko mandat bi la ok kon baax na ak El Hadj Mamadou Mansour Diop ak nag Mamadou Fofana la ñu desal ci waxtaan bi fas ngeen ne door ci Sénégal ak Égypte xam ngeen ne kon moo war a doon final bi affiche baa ngoog ci CAN 2021 bi ñu bëri nee nañu nag final bi dana neex lool mu nekk 8e bi ci sunu si pharaon yi mu di war a doon guléet nag ndax si sunu gaynde yi nga xam ne ñu ngi xaar si ñoom ñu andi li nga xam ne moom mooy coupe bi en tout cas Égypte de jamono ji seen bëgg-bëgg moo di ñu andi final bi joué ko li nga xam ne moom mooy altine Mamadou Fofana ndax dimanche altine ndax am na changement lu mu ci manti doon waa CAF la ñuy xaar ñu joxe seen kàddu. CAN je crois calendrier la bu ñu établir. te fu compétition toll ci àdduna surtout wàllum football gëmatuma ay woy nit noppaleeku na benn fan man noppaleeku wu ma ak yooyu. c'est vrai que Égypte joué na pratiquement ñaari yoon 120 minutes mais loolu ci football tollu tey. dépassé nañu ay woy temps de récupération ak yooyu. li ci gën a am solo c'est que le calendrier soit respecté. CAF moom moo def Sénégal njëkk a football. ñoom ñu football sa ëllëg sa. donc maintenant je crois dépassé nañ yenn yi li ci gën a am solo mooy ñaax suñu gaynde yi surtout ñu dem parce que final ay joueurs ñoo koy gagné mais également ak coaching ak mental loolu dafa am solo. parce que tant que esprit gagne bi mi ngi nekk ci joueurs yi loolu dafa am solo. li ñu gis dal na xel bu ñu demee ba c'est des défenseurs ñooy monter aux avant-postes pour mettre des buts c'est important loolu day wane ni équipe bi am na engagement am na détermination ku ci nekk am na tey jii nii volonté pour indi coupe bi ci Sénégal. donc je crois il faut y aller avec beaucoup de modestie xam na ne defaguñ dara. li gën a am solo c'est de ramener la coupe te ñoom ñi ngi koy xaar ci ñoom joueurs yi par rapport ak seen degré d'engagement par rapport ak motivation bi ñuy am par rapport ak aussi ni ñuy taxawee ci biir ni ñuy doxalee ci biir terrain parce qu'il faut pas oublier que football ak ay naar moo gën a métti. donc à l'esprit loolu il faut ñu jàpp ko ci xam peut-être quelle doit être la recette face à ces Égyptiens là bu ko defee au soir du dimanche ñu mën a brandir la coupe. dana metti pays organisateur nga bokk ak moom nga dem ak moom final dana metti lool alors El Hadj Sénégal Égypte final bi dimanche ou lundi. bon am ci yaakaar ak njort bu rafet parce que 2019 Sénégal ak Algérie ñoo final woon mais fu ñu doon defee final bi Égypte dafa teeloon toog gis nga ren Algérie dafa teel a toog Sénégal moo amaat chance dajewaat ak Égypte mu teeloon toog te nekk pays organisateur ñu dajewaat kon final wane ni football dafa am léegi fu mu toll foo xam ni amatul équipe bu ndaw Afrique aussi daanaka benn village la amatul kenn kuy nekk gan fenn donc Égypte ak Sénégal ñu dajee Cameroun final kenn dalulu kenn donc li ci des mooy am yaakaar vraiment wàññi tuuti critique dunde yaakaar ak ñaan wàññi itam wax ci soi-disant marabout yi ub seen gémmañ ñeneen ñiy wax itam bàyyi affaire bi yàggul tey le vendredi suba ginnaaw suba moo ci des fii ak ginnaaw suba wax fi lu ñu tojal xaju fi nañ dunde yaakaar tey ñaan xam ne am nañu équipe bu baax ñi ñuy dajal suñu ay nawle lañu daaw nañu teel a toog bi ñu dalalee xew yi ren ñu dem final ki jëloon final bi teel a toog ren jii nga xam ne yàlla noonu lay doxale donc ñun ñoo am chance boobu
te boo demee ci monde arabe pratiquement ñi reprendre vidéo yëpp dem maa ngi ko fi wax ñëpp dañu àndandoo ci yéene Sénégal xataa même ba ci Misra Égypte ci boppam am na ñoo xamante ni bi dañu yéene Sénégal coupe bi mais dañu solidaire nag naar yi dañu solidaire fi mu nekk nii amul critique amul lenn ñoom ci seen biir li ñu àndoon mooy Hamas mu dogg bu wér ci ni dañuy gañe coupe bi léegi nag ñun tam foofu lañu war a taxaw vraiment am dogu ci ni dañuy jël coupe bi wàññi wax yu ñu wóorul yi wàññi critique yi dunde yaakaar xam ni sport la voilà quoi gàttal yenn yu bëri bëri yàlla baax na bu fekkee suñu wërsëg la daañu ko jël. yàlla baax na allahumma amiin bu fekkee suñu wërsëg la yàlla na coupe bi dikk mu nekk suñu wërsëg ñu waxtaanee benn délégation bu gouvernement bi nga xam ne sekk na waxtaan ak nag jàngalekat yi bokk na ci waa G7 ngir waxtaanee kon gàllankoor gi ñu ne mekk ci wàllum njàng mi waaye nag sa waxtaan ba la ca jurandi ni ay saafara tax koo bari ndax nag nee nañu dinañ taxawal benn commission technique ngir nag waxtaanee lépp lu soxal wàllum rémunération yooyu nga xam ne bokk na si jàmbat li ba noppi joxantewaat dig daje feex ñaari ay bés maanaam 15 jours Fatoumata Diop lañ ciy àndal. Après de larges discussions entre le gouvernement et ginnaaw ay waxtaan yu yaatoo yaatu doxoon ci diggante gouvernement bi ak syndicat d'enseignants yi mu mel ni nag gis nañ ay pexe ci wàllu wi lu mel ndax ñaari parti yëpp d'accord nañ teg ab commission technique boo xamante ne moom mooy saytu liggéey yi te it jox nañ leen délai wu rek ñaari ay semaine mu mel ni loolu boobee commission moo di rek fexe ba seen liggéey yëpp rek ñu daal di jël en compte ñaari parti yëpp seen ay proposition ak itamit contre proposition bu ko defee nag ñu daal di am ab consensus bu dynamique ngir mën a sauver année scolaire bi nga xamante ne la ñu nekk jamono ji ci fàttali nag comme li jukkee woon ci conclusion yu plénière yu juróom-ñaari fan ci weeru janvier 2022 bi gouvernement ak syndicat bu G7 bi tey jii daje nañ doon waxtaane rek ci jafe-jafe wu système rémunération bi waaye itam corps bu administrateur scolaire yi leen mu mel ni parti bu gouvernement bi ñi leen fa teewaloon bokk na ci jëwriñ bi ñu dénk wàllu finance wàllu njàng mi waaye itam travail ak formation professionnelle naka noonu ñu teewal fonction publique ak tàggat yaram ndaje la boo xamante ne dafa nekk ci contexte boo xamante ne jamono ji l'école bi dafa rek perturbé wu bu baax a baax moo waral nag amoon na ñeneen ñu fekkee bi leen ndaje bokk na ci société civile bi waaye tam au conseil bu dialogue social la Diop boobu lem daje de waa SAEMS ba ñu leen sa laajee la ñu xamle moo di lañu sa yaakaaroon dara wàcciw sa El Hadji Malick Youm ba ñu jokkoo moom ci téléphone dafa gis ne gouvernement bi yëyul yàbbiwul waxul dara lu nga xam ne dal na xel looloo sabab nag nee ñoon kon seen grève bi seen juróom-ñetteelu plan d'action dañu koy wëyal te loolee nag duñu ko maanaam dañu sa dellu ginnaaw ñu teewlu sa ay kàddu yu tukkee ci El Hadji Malick Youm. dañu am mbetteel bu rëy ndaxte ñoom dañu ne préparé wuñ dara lu jëm ci poñ yooyu que ñoom tamit dañu ñëwoon ngir déglu syndicat yi si lañ leen xam loole nag ne waaye li aada amoon de ci ndaje yooyu mooy bu ñu ñëwaan nguur gi da daan ñëw yor dara ndax déglu tey parti syndical bi ngir wax ne poñ bii nii lañ ko gisee poñ bële nangam lañ cëw gisee waaye tey ñu gis ne kon gouvernement bi taxawul ci proposition yi kon ñu jàpp ne loolu mooy dilatoire rek la doon def léegi nag comme ndaje mi moom jurul dara maanaam ndaje la rek bu ñu woote woon noonu te dara tukkeewu fa xam ngeen kon syndicat yi dañuy wéyale xeex bi jëm ci li ñuy wax suñu juróom-ñetteeli plan d'action incha allah boo xam ne bii sax dañuy yóbbu ci benn doxu ñaxtu bu rëy bu nga xam ne daañ ko def le 17 février 2022 fële ca Ziguinchor. bëgguñu indi solution maam li manifesté ci élèves ci semaine yi ñu weesu ndax ni dañoo bëgg a jàngi jàngalekat yi nekk ci seen tënk nañu maanaam passé nañu seen juróom-ñaareelu plan d'action 7e plan d'action gouvernement bi daje ak ñoom jéemul indi ay proposition ngir solution ci li jàngalekat yi di jàmbat xanaa ñëw pour déglu leen pour lan xanaa déglooti li xew kay xam nañu ko ñoom li jàngalekat yi di jàmbat def nañu ko ci seen plateforme revendicative mi ngi seen loxo gouvernement bi lu ñu ci mën ak lu ñu ci mënul ñoom ñoo waroon dëkk ni leen jot nañu seen ay jàmbat lii mun nañu ko ci lii jotoon nañu ko cee def ba yemoon ci fii lii daañu ko jéem ci date bi jàngalekat yi déglu leen ñu waxtaane xool mais ñëw di déglu jàngalekat yi comme ndajeb démb bi après bi ñu dégluwante ba noppi ñu sos benn comité technique xaw ma commission technique ça sert à quoi la mooy commission technique jàngalekat yi nañu moytu seen bopp ci commission technique boobu nañu fexe ba benn yi leen fi représenté bu ñu dugg ci benn njuuj njaaj wala benn deal fi ñu nekk nañu fa nekk jàmbat lu légal lu clair kuy def médiation ñu déglu la
te bañ a tas nag parce que tas gi mooy tax ñu yëkkati ay kàddu yoo xam ne yomul te ñoom bokkuñu tomb yi ñuy jàmbat bokkuñu problème yi ñuy jànkuwanteel parce que dafa bëri ay corps ci biir jàngalekat yi yoo xam ne ku nekk ak li muy jàmbat bu fekkee bu ñuy guerre aussi du ñu xam fi ñuy jëmee ba ki dem maa ngi ko doon wax ci Saourou Sène ak Innocence Tab Ndiaye c'est-à-dire du seen cible pour guerre seen cible mooy gouvernement bi noppee gul ngir taxaw ci seen ay kàddu yu jàmbat fàtte ni ñi ëpp ci ñoom nekk ci ministère de l'éducation nationale ay jàngalekat la ñu woon Sénégal on se pose la question qui est notre ministre de l'éducation nationale kan la ki nga xam ci yéen bariwul li am lépp ci Sénégal li muy génnul benn yoon Mouhamadou Moustapha Diagne mooy génn tey mu génn waxee ne ginnaaw suba mu génn waxee ne ginnaaw suba mu dem ba réer ci ay propos am xoolal bi mu mujjee def déclaration nee na il faut ñu xaar ba ñu sos beneen gouvernement ba noppi loolu lan lay tekki mooy ministre bi dafay tëb wala jàngalekat dañuy continuer élèves yi di nekk ci biti bañ a jàng ba ñuy taxawal gouvernement bu bees ba noppi kañ la ñuy taxawal benn gouvernement bu bees xam nga lan mooy dëgg nguur gi moo noppeegul pour indi solution ci wàllu njàng bu fekkee ne dañu bëgg a privatiser éducation dañ ko wax nit ñi parce que dëkk bi moom lépp privatiser nañu ko maa ngi naan autopont yi ne ci dëkk bi sax est-ce que duñu xibee nu suba jaay ko daal ne ko kalaa yéeg da ngay fay foofa na njàngalekat yi fu mu nekk nii ñoom xamuñu fu ñuy teg seen tànk ndax 15 jours lañ leen joxaat rendez-vous. oui c'est vraiment dommage que démb avancé wuñu trop parce que man li ma xalaatoon moo ne il fallait anticiper quand même que des deux côtés ku ci nekk am loo indi nga xam ne lii da nga koy bàyyi lii ñu jëm ci déggoo bu ko defee très rapidement ñu jéem a avancer ci négociation yi mais bu ñu ñëwee lan nga indi kii lan la indi mais loolu du jëmale mbir kanam ku ci nekk waroon na anticiper ci lan nañuy mën a am comme début de solution pour xale yi mën a dem jàngi ñoom ñii di les professeurs mën a dellu dans les salles de classe l'État aussi xool ban arbitrage lay def pour mën a aussi satisfaire li nga xam ne mooy revendication bi mais bu ñu ñëwee toog way lan ngeen indi non lii non nañuy def commission technique on se retrouve dans 15 jours c'est encore 15 jours de perdu pour loo xam te ni lañ ca ñàkk ci ay cours xale yi jàng wuñ ko kenn xamu nu mu toll donc il fallait je crois ñu jéemoon a xool lan mooy doon début de solution maintenant li nga xam ne moom moo ci am solo man j'ai vu que plateforme G20 11 points la 11 points pour Sénégal est-ce que ak suñu budget bu ñu am où tout est priorité est-ce que mën nañ ko lijjanti est-ce qu'il faut pas rationaliser ñu xool la nga xam ne moom moo ci gën a am solo ñu boole ko ñu jéem ko satisfaire leneen li nga xam te nii peut-être mën nañ ko xaar nu ñu koy xoolee nu ñu koy satisfaire bu weesoo loolu il faut que l'État am volonté également que ay engagement mu di ko respecter di tenir langage de vérité également ñi nga xam ne moom la ñuy tuddee les partenaires sociaux mooy les syndicats entre autres il faut nga wax leen lay dëgg la mën a nekk ak lu mënul nekk enseignants yi am nañ droit ne wéy ñun fii nañu génnee inspecteur trésor bi fii la génnee ñoo bokkandoo benn diplôme kon dañ ñuy alignandoo fayandoo ñu c'est normal mais état bi nay wax la nga xam ne moom mooy dëgg et puis également déema soppi tëgg également li nga xam ne moom mooy système éducatif sénégalais parce que njàng bi ñuy jàng Sénégal amul njëriñ da ngay toog ci classe ba tokki après nekk chômeur imagine-toi à l'université on te dit 300 000 bacheliers dañ koy am par année comment cette saignée là nan lañ koy arrêter université yi fees na Cheikh Anta Diop waroon jël 5 000 étudiants ma nga ca ay 11 000 du pratiquement le triple dans toutes les universités fan lañ jëm donc il faut repenser le système éducatif sénégalais et ça nous permet li nga xam ne mooy jafe-jafe yenn problème yi dinañ ko mën a régler parce que dinañ mën a rationaliser le budget mën ko dugal ci li nga xam ne mooy li am solo. voilà ñuy waxtaanee leneen lu soxal bi la jotaay xibaar moo di kuréel gi ëmb kon transporteur yu Casamance yi dañu nekkoon ci ab grève démb amal nañu ak janox taskatu xibaar yi wala sax woote woon nañu ndajem assemblée générale ne dañuy boycotté pont bu Marsassoum ndax nag dañoo gis ne dañ ko bëgg a def péage te xel xalaatul ñu koy def péage loolee nag donte kenn dëggalagul li ni mel waaye nag ñoom nee nañu loolee duñu ko xel xalaatul ñu koy bàyyi mu jàll Modou Fall mooy seen président mooy président gare routière bu Sédhiou jot na saa yëkkati ay kàddu. dañ lever mot d'ordre grève bi ba jëmmi jamono léegi nag moo tax ñu wootewaat ndaje bi Casamance naturel yëpp dajewaat Sédhiou ndegam buñ koy sos dañoo daje woon kon suñ demee ba lever mot d'ordre bi tamit dañuy wootewaat benn ndaje tamit ñu toog lever nañ ko ci kaw pont péage bi ñu waxoon le premier lañ waroon a fay ñoom bàyyi nañ waxi fay bi d'abord jusqu'au nouvel ordre léegi nag ñun moo tax ñu lever ko di déglu di xaar ndax ñoom
dinañ ñu woo pour ñu waxtaan xool ndax dinañ juboo ci kàddu non ñun position bi ñu nekkoon moom lañ nekk ba suba duñ fay te même biñ suñ ko indiwaatee ñaax naa sama mbokku transporteur yëpp képp kuñ ne fay gaareel ma sa oto foofu nga bañ a fay woo ma téléphone man ma ñëw kenn du fay ci pont bi kooku jël nañ matuwaay bu mat sëkk ak fu ñu munti woo tamit ci nekkee waxtaan pour ñu waxtaan ni ñu koy wàññee jarul ñu ñuy woo waxtaan parce que ñun duñ nangu fay bi. mu ngoog foofu na pont bu Marsassoum dañ ko bëgg a def péage ñoom transporteur yi ne nañ mukk du sa daal. C'est dommage que xam nga bu fekkee ne état la ñuy xalaat surtout mooy tout le temps nañu comportoo askan wi ça pose problème pont boo xamante ne nii financement la yoo xam ne boo xoolee ba ci biir jëriñul dara par rapport ak li nga xam ne moom mooy budget au Sénégal parce que aussi pont Marsassoum dafa nekkoon une priorité pour faciliter non seulement mobilité bi mais tamit day garantir sécurité nit ñi parce que am na yenn tali yoo xam ne boo fa jaaree tali bi c'est impraticable ay nid de poule la pratiquement foo dem oto du baax sécurité bi day poser problème maintenant bu fekkee ne da ngay defaral pour askan surtout askan woo xam ne dañoo néew doole il faut nga xalaatee noo leen ko mën a yombalee que way lépp nañ ko def péage boo jëlee Dakar Touba péage Dakar Thiès péage nga dem dans les profondeurs du Sénégal où la vie fa la gën a compliqué encore nga ne péage encore loolu ça pose problème nañu jéem a xool niñ ko mën a peut-être c'est un investissement il faut ñu amortir ko il faut ñu fay kaak yooyu nañu jéem a xool nu ñu mën a def ci budget parce que priorité bokk na ci assurer la mobilité ci li nga xam ne moom mooy say administré ñuy mën a dem di mën a dikk en toute quiétude et en toute sécurité je crois l'objectif principal pour construction pont bi loolu la woon il faudrait pas ñu dem ci wéy nañ ko privatiser wala wéy nañuy comporte askan wi nga xam ne ku ci nekk day wut le député du peuple lii dafay rejoindre li nga doon wax sànq ne kon boo mooy lëkk réew mi lépp la ñu nar a def péage pont bi boo fàttali ko jour bu ñu ko inauguré ba suñu correspondant bi envoyé ko foofu Ibrahima Diallo laa jëkk dénoncé ni lii du yoon parce que bu ñu demee ba gouvernement pont bépp bu mu tabax wala bépp solution bu mu indi ci wàllu transport daf koy jaay ça devient grave c'est-à-dire loolu dañu leen di laaj ñoom fi ñu leen teg suñu suñu moomeel lépp nekk ci seen loxo ñoom lan lañu ñu jëriñ santé dañ ko privatiser dund gi dafa yokku tali yi dañ ko privatiser président fii la taxaw ni ku mënta fay nga aw yoon suuf bi fii la ko wax publiquement ñëpp yi dégg suñu terre bii ñu soxlawul daanaka leeroon pourquoi ñii gouverner maam di ñu imposer loo xam ñun bëgguñu ko pont bi certes nécessité la mais ñoom gouvernement bi la moo ci seen taxawaay mais xanaa mënuñu maam bépp benn mètre bu ñu defar ci goudron dañu ko abal dañu ko lebal mais gouvernement danaan leb tabax ay tali di jël impôt ci nit ñi di ko fay mais gouvernement boo xam dafay lépp tabax tali ba noppi di ronqataat nit ñi xaalis boobu jëm fan te du wàññi suñu ay impôt c'est-à-dire que mënuñu infrastructure yi di ko dëkk ci di ko jaay ba ci ay tali benn pont bu ñu tabax gis nga bii bu jàllee bu ñu tabaxee beneen pont quelque part da ngay fay xoolal Sénégal Mauritanie fa nañ jëm ci fay la jëm à moins que waa Mauritanie bañ traversé bi comme bu Gambie parce que am na yoo xamante ni gouvernement yi nekk ci réew yi ñime wuñu ko parce que yabe wuñu seen askan noonu xoolal maam pont bascule yi nekk Dakar fépp foo jaar ci Sénégal gars yi def nañu fa ay pont bascule ci pour seen camions yi explication oui camions yi dafa diis dañuy jëfandikoo ci kaw tali yi dañu koy toj nangam mais bu dul pont bascule xanaa camions yi amuñu beneen contribution bu ñuy def ci réew mi foo jaar camion suuf yi benn yi nii suuf si ñuy tabaxee sax dafa yokk parce que boo awee yoonu ñaay def nañu fa ay pont bascule boo awee yoonu Bargny waxaale wuñu ko bépp entrée bu Dakar boo jógee Thiès jëm si Sindia am na pont bascule boo jógee Mbour jëm yoonu Kaolack am na pont bascule boo génnee Tivaouane jëm yoonu Louga am na fépp fu camion jaar teg nañ fa pont bascule foo xam fa ngay jaar c'est-à-dire que benn façon ronqat goo xamante ni bi askan wi ni nem te ñii jiite ñu amuñu benn pont bi bu ñu ko nangoo ñu teg leen laneen du yoon fi lañ jékki-jékki fekk pompier fi mu nekk ñu sàkkal ko pexe ni ko noonu xet ci loxoy sénégalais yi def fay immeuble yu kenn amul accès ku bokkul ci ñoom doo fa am appartement yóbbuñu boo maraîcher bi nga xam ni lépp dañ ko privatiser maintenant lépp amul benn sañ-sañ buy wane ne sénégalais bi garage bi ñu tabax ci suufam lii sañ-sañu boppam la c'est-à-dire que di leen ronqat benn par benn mënoo faa jaar sa weccet waddu fa mais loolu pour lan loolu ñu koy dund ak ba kañ
ñu toog di seetaan mais seetaan gi dafa ëpp seetaan gi moo tax ñuy jël kilo mburu di ci yokk 25 ñëpp noppi. dem na nga ko jëli seetaan gi dafa ëpp billahi ñi li ñuy def teguñu ko fenn xam nañu mun nañu gouverner réew mi te duñu teg askan wi lii ñu leen teg mais dañoo dugg ci lu ñu mënul incarner train de vie boo xam ne jaaduwul ci askan. moo tax ñaata catégorie sociale ñoo nekk Sénégal. ñaata catégorie sociale. ñii tabax fukki kër di loué ñi am problème mu benn néeg nekk fi. ñi jënd ay tonni ceeb di maye ñi am problème kilo ceeb nekk fi ñiy fajoo jee bitim réew États-Unis France ñi am problème jënd ticket 500 francs nekk fi. mais dans quel pays sommes-nous après ñu toog di seetaan bëgg a continuer di xat nit ñi rek. ça suffit. loolay laaj bi ayca mu mel ni ko sagar bu ngay xeeñ nag ci këru liggéey gi di centrale Kunun Power foofee liggéeykat ya ñu ngay joxoñ baaraam seen directeur administratif adjoint ndax nee nañ ci boppam moom na muy doxalee du leen lu ci wàllum rak surfacturation facture ba ñu ko jox mu daal di koy yokk marché yi mu xool fournisseurs yi ko neex mu doxaleex ñoom xool la mu ci am ñoom ñoo ko xam ne si ab ndajam assemblée générale bu ñu woote woon ba noppi it xam ne directeur ba dafa war a dem retraite ndax ay atam wees na ñu ànd seet Cheikh Ahmed Tidiane Seck Mansour Ndiaye. bureau national bu Sutelec syndicat unique des travailleurs de l'électricité ñëw dooleel liggéeykat yu central Kunun Power ñoom ñëpp ànd nag ŋàññ la ñu duppale ci seen bopp saytu bu lëndëm bu ñeel seen ak entreprise. central Kunun liggéeykat yi fi nekk yëpp dafa am benn code de conduite bu ñuy wax code de conduite des MHI boo xamante ne moom moo tënk liggéeykat yëpp ñu war a tegu ci yoon kenn amul droit violer ko muy def. yoo xamante ne bu ñu gisee que ne ñun suñu contrat lii des pour mu jeex ci 2024 la war a dem ak Senelec liggéeykat yooyu nag xam ne ëllëg li leen ci mën a fekk moom mooy ñu xëy ba suba ñu ne leen kër gi amatul xaalis on va faire des licenciements économiques. liggéeykat yi am njàqare ci lu soxal seen ëllëg takk ne faaw ñu aar seen ak bërëbu liggéeyukaay di sakku nag demuk seen ak njiit. kii di tibb bu yàggee boutique bi day daanu. toog di def ay affaires yoo xamante ne personne ne peut intervenir ñëpp tubaab yëpp ñu ngi fële parce que Covid bi moom moo leen bloqué moom muy profiter ci occasion boobu ñun nag on va pas rester les bras croisés. coow lii di wéy jamono yi ci centrale courant bi di Kunun Power nara na sa xel lu weesu li mu ko téeméer ci ay emploi tax sax liggéeykat ya ni sër benn plan d'action boo xam ni daañu ko wéyal ci bés yi ñëw. leneen lu soxal bi la jotaayu xibaar wàllu politique lay doon ak ku jëkk politique yi ñu xam ne kon soo moyul faw nag ab cohabitation daal di am seen digganteex régime gi loolee nag loo war a mën a nekk la si rawatina waa coalition wàllu Sénégal ndax nag loolee buñ sukkandikoo ci Mamadou Hadi Deme enseignant chercheur en sciences politiques sa université Cheikh Anta Diop bu Dakar nee na nag bu fekkee mën na nekk it faw ñu def ci nànk ay kàddoom la ñu teewlu ko. booloo il faut que mu nekk ci ay base yu leer bu ñu bëggee forcer coûte que ni dañuy booloo intérêt yi mun na entrer en jeu créer ay conflits ñu tasaaroo ci logique gu ànd dem élection législative il faut que ñu ci demee ak xel jël en compte spécificité de chaque parti wala chaque coalition pour que mu bañ a wëlbatikuwaat nekk tasaaroo parce que wàllu askan wi PDS la xam nañ ni PDS depuis bi mu ñàkkee pouvoir bi dafa nekk di traverser ay situations yu compliquées daanaka parti bi amatul njiit alors que de l'autre côté Yewwi Askan Wi gis nañu résultats yi ñu def je ne pense pas que mu yomb trop pour parti démocratique sénégalais enrôler Yewwi Askan Wi ci seen logique gu dem ak ñoom élection législative. alors Mamadou Fofana wàllu askan wi ñoom ñan la ñu gën a jige fu mu nekk nii dem ànd ak coalition bi Yewwi Askan Wi wala ñu dem ànd ak régime bi. man gëw ma ne wàllu askan wi mën na ànd ak Yewwi Askan Wi. pourquoi je m'explique parce que jéemoon nañ ko fi d'abord mënul def. tenir nañ ay réunion wàllu Sénégal plutôt autant pour moi. def nañu ay réunion à maintes reprises mënuñu déggoo parce que ñii la ñu bëgg loolu la ñee bëgg wàllu Sénégal la ko soxal mooy Karim Wade dellu si ci réew mi pour nekk président de la République. ñoom Ousmane Sonko Khalifa Sall la leen soxal moo di ñoom it dañoo bëgg a nekk président de la République ku ci nekk ak idéologie bi ngay demee ku ci nekk ak fi nga xam ne noonu nga jàppee ne noonu nga mën a def pour mën a yegg fa nga xam ne moom mooy présidence de la République. alors bu fekkoon ne booloo nañ ci li nga xam ne moom moo jëm ci local yi mënoon nañ comprendre ne yëf yi dynamique bi mënoon na ko ne ba législative bi mu am continuité mais comme bokkuñu PDS am na 28
nan la tuddati collectivité territoriale yoo xam ne moom moo koy contrôler mais est-ce que dina nangu dem ànd ak ñi nga xam ne buñ dee Pastef buñ ko compter ñaata lay am taxawu Dakar ñaata la contrôler par rapport ak ñi nga xam ne ñoom fan nañ leen samp ci gox goxaan yi ainsi de suite parce que tamit coalition mi ngi juddu ci intérêt ak ku ci nekk dayoo ba nga am xam nga man du ma ñëw di peser 50% yow nga bëgg a peser 20% nga ne ma wéy nañ ànd ci loo xam ne ay élections yoo xam ne dafa am importance ci présidentielle bu ñu jëm parce que boo amee ay sièges à l'Assemblée nationale am ko dans les communes. ñoom am nañ groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. oui représentativité très bien mi ngi noonu. tey Macky Sall bu demee ba mu leer ko ne au sein même de sa formation politique wala de la grande majorité présidentielle nañ koy waxee amul benn candidat boo xamante ne nii mun na jàkkaarloo Khalifa Sall wala comme ni mu koy waxee tout sauf Ousmane Sonko mais day dem jëli ji Karim Wade nañuy dem jëli ji pour dóor ko ci kaw Ousmane Sonko donc c'est pour te dire encore une fois que man gëw ma ne wàllu Sénégal ak Yewwi Askan Wi mun nañu ànd parce que ku ci nekk ak li nga xam ne mooy sa objectif. El Hadj coalition boobu ëllëg si ku jëkk politique gi démb jot nañ ci wax gëm nga ne lu mën a nekk la. non mënut a nekk parce que ñoom ñoo jëkkoon a sos wàllu. kii Yewwi bi ñuy créé Yewwi PDS mu ngi fa woon. ñu dem ba ci biir après PDS génn ànd ak ñoom Pape Diop Abdoul Mbaye ak Mamadou Lamine Diallo ñu dem ba ci biir après Bougane Gueye Dany génn ñu gëm principe bu Yewwi des fa. yeneen ñaari coalition yeneen ñetti coalition sax juddu na ci parce que après Yewwi après gëm sa bopp bu Bougane wàllu dem taxaw ji fële Pape Diop dafa faa jógewaat bokk gis-gis donc ñetti coalition yi taxawoon pour sos Yewwi Askan Wi ñetti ñëpp dañoo mujj génn. problème mu kenn ñu ñëw solidariser wu c'est-à-dire que souvent ñun tam journaliste suñu réflexe dafay xaw a gàtt tuuti. mënuñ tëb rek par exemple benn opposant di manifester parce que hold-up dafa am ci wàllu élection yi benn société civile wala beneen coalition ñëw jàppale ko Ousmane Sonko déplacé wu jàppale Bougane Gueye Dany ñu ne est-ce que ñoom ñaar retrouvailles mën am non mënul nekk parce que ñoom ñaar ñoo bokk benn principe bu ñuy xeex muy luy injustice ñu xeex ko ci dëkk bi lu jaaduwul ñu xeex ko mais ça ne veut pas dire que dañuy daje ci wàllu politique seen ambition du benn foog ñu nangu kenn ku nekk dem góorgóorlul boppam xam nañu ni certes élection moom Sénégal coalition donc moo koy gagné. mais n'empêche coalition boobu nañ ko togg ci togg comme ni ñu toggee Yewwi Askan Wi ñi gëm des fa ñi gëmul toog et am na coalition aussi yoo xamante ni bi dañ ko tabax pour benn élection wala ñaari élection question bi kay mooy est-ce que Yewwi dana dem ci élection législative loolu mooy question bi may posé. mais Yewwi ak wàllu moom. waajuñu pour ànd wala boo nga xam ni mun na doon coalition. boo xam ni ci fumistique politique lay lalu am ñenn ñu génnaat wàllu am ñenn ñu génnaat bennoo am yeneen i retrouvailles yu bees yeneen recomposition mun na amaat mais reste intact comme nii wàllu ñi taxaw tem Yewwi Askan Wi taxaw tem ñu dem ci élection législative bokkugul ci li may xaar donte politique nee nañu bul wax ni lenn mënta nekk mais en tout cas bu amee dina ma bett loolu ayca bu weesoo nag li nga xam ne mooy coalition yi waa gëm sa bopp ñoom nag lu mu gàtt gàtt am nañ juróom-benni téeméer ci ay conseillers moom Mamadou Hadi Deme la ñuy desandil ba léegi nee na naam loolee résultat bu ñu mën a rafetlu la nag waaye bu dee législatif yi ñu dëgmal mu ngi leen di ñaax ñu dem uti ji yeneen ay alliés yu nga xam ne dinañ def ab coalition ngir gën a am doole ñu teewlu ay kàddoom ba tey. waaw gis nañu coalition gëm sa bopp remporter quelques localités mais amaguñu benn poids national boo xamante ni mën na leen permettre ñu dem ñoom kese espérer am dara ci élection législative il faut que mu am ñu ànd parce que léegi démocratie électorale yi toll nañu foo xamante ne daanaka kenn mënatul beddeeku rek dem wuti suffrage tu es obligé am ñoo àndal tu es obligé am foo sukkandiku pour yokk sa chance am ay représentants assemblée. foofu na gëm sa bopp war na mën a demal boppam bu fekkee natt na dooleem fi ñu toll nii am faw nag mu am ñu mu bokkal. gëm sa bopp bu demalul boppam lan lay def yow Bougane Gueye Dany yow képp la pratiquement bu ñu waxee ci ñoo xam ne ay mastodonte politique na ànduloo ca kenn. dem nga élection gëm sa bopp bi ngay woote nga gëm ko dem nga am ñaata collectivité yoo xam ne yaa ko contrôlé mais damay demalaat sama bopp parce que formation politique aussi. da ngay am gëm-gëm am ambition par rapport ak fa nga bëgg a jëm àndoog ay punkal dem ci élection Dakar pratiquement nga ñëw fi 3e wala 4e ak feneen au moins ñu ngi lay compter ci les 4 formations politiques yi nga xam ne ñoo nekk au Sénégal ci ab loo xam ne day doog a juddu
damay boole demal sama bopp mais tamit élargir li nga xam ne moom mooy coalition bi uti ñoo xamante ne nii ay personnes ressources nañ ñoo xam ne bokkuñu ak ñiy woote politicienne bii ñuy def au Sénégal nekk ay homme de changement homme de rupture ñoo xam ne sénégalais yi mun nañ am ci ñoom confiance je crois que su boobaa lay gën a mën a def long feu. El Hadj gëm sa bopp ndax mën na def cavalier seul wala tamit allié bi jàngalekat bi wax lu mën a nekk la. ah mais bien sûr parce que bul fàtte ni gëm sa bopp non seulement benn mouvement la boo xam dafay gën a yaatu mais dafa am yeneen i mouvement yu ñëw gëm même philosophie boobu après dugg ci biir pour doxal ci wàllu politique donc ci élection législative mun na dem ak boppam moom kese parce que lim bi mu am ci local yi mun na ko permettre mu am ay députés à l'Assemblée nationale et puis surtout liggéey bi nga xam ne des na ci kanam bul fàtte ni yeneen recomposition dafay amaat même choix wu électeur bi dafay changer diggante fi ak législative yi nit mun na votel Benno Bokk Yaakaar xelam nekk ci Yewwi Askan Wi nit mun na votel Yewwi Askan Wi xelam nekk ci Gëm Sa Bopp c'est-à-dire que ay askan bi yu voté aussi dañu am ay calcul yu ñuy def et puis dañuy càmbar seen ay leaders seen ay responsables di gis ci ñoom lu leen convaincre wala déet di am ay changements ay nouvelles donnes di judduwaat ci géopolitique bi donc pourquoi pas ñu sóoraale ko bu baax a baax coalition Gëm Sa Bopp et dina def percée bu am solo ci élection législative yi loolu kenn amu ci benn sikki sàkk parce que coalition la boo xam ne tabax nañu ko mi mu juddoo yàggul am na doole ci ni muy doxee ak ni muy màggee parce que parti dañuy xool moment bi ñu koy sos ak ni muy développé donc foog ñu nangul ko développement bi muy def ci wàllu politique ci Sénégal et c'est très important boole ci nag beneen gëm-gëm ah ba ne fii duñ nangu lool. foog ñu nangu ko. yow rek a baax. non yow rek a baax. non fii loolu grawul foofu la loolu xalaatu politicien loolu grawul mais ñun man patriotisme la démocratie la ba pare yow c'est-à-dire que nit yow miy def jàngat politique yow miy def jàngat politique topp histoire politique gu Sénégal pendant 20 ans nga nekk ci di liggéey di présenter xam parti politique yi fi jaar xam parti politique yi fi judd pour maire xam parti politique yi fi judd par la force xam parti yi ñu fi nen xam parti yi judd te gëmuñu seenu juddu parti télécentre yëpp fekk la fi tey ñu bëri si bi seen parti juddu fekk na yow yaa ngay présenter journal xaw nga xam ban liberté nga am xam ban parti mooy dox ak bu doxul et nga xool interprétation yu nekk ci wàllu politique et ndeysaan bu ñu fàttalikoo bi fi Idrissa Seck créé parti réew mi Ousmane Ngom ni ko du ci dal benn parti du fi tudd réew mi kenn du ko fi dàkkantele moo tax bi Antoine Félix Diome ne Babacar Diop gelwaa kenn du ko fi tudd mën ko li defit la li defit la ci aaye Idrissa Seck Ousmane Ngom mën ko loolu defit la fekk na ñun maîtriser nañ ko bu yàgg gis nga ak bi ñu convoqué Ousmane Sonko mu neen maa ngi nii jabatuma dara jotuma dama ni cocc mën ko defit la gisoon nañ bu Idrissa Seck waaw ñu gis benn politicien buy perturbé di tànqal ñun ko defit la gis nañu fi Farba Senghor yebal fi ay nervi yu ñu toj ay rédaction frasque jël ay neefare yi nit xëpp ko ci miiru kër Idrissa Seck voilà donc yu fi am defit la moo tax boo dundee yooyu après boo ne suis libre et constant ci li ma nekk ku am xel war na laa xam ni xoolal loo gis muy bouger doone mu ngi yëngatu lu wéetoo mooy nag ni ngay interpréter yow bul bàyyi xel ni politicien bi di interpréter parce que saa bu nàkkee ci boolam la koy boo waxee lu leen arrangé baax na boo waxee leneen ñu leen way taxe la de tous les noms mais loolu journalistes yi ñoo war a am courage wu affronter loolu parce que am na journalistes yoo xam ne am na journalistes yoo xam ne ñu ngi xalaat ñu saaga leen ak yooyu man li may wax kenn mënu ma ko tere wax dama koy wax parce que loolu laa gëm te ci ay lu leer laa koy teg man li ma fi wax donc maintenant pour wax sànq rek ni ngi may saaga bu ne loolu journalistes yi tant que amuñu liberté boobu noonu li ma fi wax PDS rek ni ngi may saaga bu ne nekk leen ci li nga nekk rek. képp kuy diingat ci li ngay wax. indil ko ay preuve yu leer ci li ngay dund ci wàllu politique. voilà man damay kontaan bu ñu ma jàppee démb opposant wu Karim Wade opposant wu Abdoulaye Wade démb bi ma nekkee RFM. ñu jàppee ma tey opposant wu Macky Sall. bi may def stage opposant wu Abdou Diouf. kon tey. déwén ma ko fekkee jàmm bu fekkee ma nekk ci métier bi ndax man doyal naa ci sax ma nekk opposant wu xëy na kii remplacé Macky Sall alhamdulilah mooy wane ni yow fa nga nekkoon bougé woo fa. dama ne la métier bi journaliste bu tax ay politiciens wala ay booyam ak ay ñeneen ak ñeneen militant ak partisan doo wax ci li nga xalaat sa commentaire ak analyse
bu yeboo nga bàyyi métier bi. maa la ko wax ay jaajëf Mamadou Fofana ñu koy jox rendez-vous kon altine di la wax bon week-end. le député du peuple. ci kanam tuuti ci kanam tuuti. ak Bantula ci bundoy Cheikh Sarr. lu may loolu aussi bon week-end. bon week-end invité naa la rëbbi lapin. non te dama gëj a lekk lapin. dama koy rëbbi nag. ma gëj a lekk lapin. allez bon week-end. jaajëf ayca ñu jàll si li nga xam ne dañuy dalal Pape Mante bu ci wàllu tàggat yaram. ayca borom jam siti yàq dugaar Pape Mante Mboup daal di dikk ma naan kan asalaamaaleykum. aleykum salaam le grand-mère. na koy tey. alhamdulilah. bàyyi tey. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax. alhamdulilah yàlla na sant yokk. amiin incha allah ayca CAN Cameroun 2021 mu mel ni kon Sénégal fës kii na jàkkaarloo Égypte Sadio Mané Mohamed Salah. man nag sànq ba léegi Saleh laay wax. non Salah. waaw da nga nekk sportif bu mag rek. non dafa am sama benn frère xam naa bu ñuy paas. dina ma doo mën a wax Salah parce que xamoo li ngay wax. non xam nga ci dara de fàttali tamit ancien attaquant. comprendre ñu loolu. ASC HLM. non Medina. dama sama am kii moo lay wane tojoo xeen de ni nga ko waxee noonu la kon nañu jàpp ni finalu 33e édition Coupe d'Afrique des Nations dina dox nag ci diggante Sénégal ak Égypte mu nar a nag nekk jàkkaarloo entre nag Sadio Mané ak Mohamed Salah mi nga xam ne waxtu wi bokk nañ sax ci les meilleurs attaquants sur le continent africain kon nag ci àdduna bi sax lañ ko mën a wax ñoom tamit nekk foofu ca Liverpool Égypte nag moom mbébétam mooy mu nag jël lii di 8e titre am Sénégal bëgg nag enchaîner ñaareelu finalam bëgg tamit jël titre am bu njëkk ci leeral lañ ci ànd ak Soxna Fall. Égypte dafa enchaîné ñetti yoon 120 minutes ci compétition bi lee Sénégal rawee ko benn bis récupération loolu àttul la certes ci Lions yu Sénégal yi waaye ñu mën a xaar daje buy metti mu di match bu am solo ndaxte final la bii mooy bu njëkk Sénégal di daje ak pays arabe ci compétition bu ren bile Égypte assuré lu jëm ci wàllu final bii mooy fukkeel bi yoon muy ñaareel bu yoon ci ñetti édition yi pharaon yi daal di jël lu toll ci juróom benn séance de tir au but ci CAN daal ci ñàkk ñaar kon gaynde yu Sénégal yi ñoo war a daal di dem soobu ci bañ a bàyyi dara ci bile match fexe ba mën koo gagné laataa ñu yegg si foofu Égypte di wut juróom-ñetteelu étoile am Sénégal moom di wut bennam ba tey moo tax match bi dara du ca yomb waaye dana amaat xëccoo tam ci boo xam ni war na dox ci diggante ñaar ñoo xam ni ñoo bokk club ci Liverpool mu di Sadio Mané ak Salah di fàttali ni Sénégal ak Égypte ñoo war a daje tamit ca weeru mars ba la ñu dëgmal ci daje aller retour ngir xëccoo mën a dem coupe du monde. askan wi rawatina sunu gaynde yi xam nañ ne kon Sadio Mané lañu leen ragalee waaye nag ñaari équipe yi xamante nañ de. waaw xamante nañ bu baax a baax ndaxte soo xoolee nag Sénégal mën nañ jàpp ne waxtu wi nag kii di Sadio Mané moo ko porté ci nag boobule Coupe d'Afrique des Nations mu nekk nag équipe boo xam ne.